mbokk yi ginnaaw bi leen nuyoo di am mbégte di leen dalal ci seen émission kaddu patriote di émission baat ak tontu ñu fas yéene ci waxtaanee lépp luy actualité ak jafe-jafe askan wi ki leen koy présenté di seen frère Niang Ballo ak seen sœur Fatoumata Dieng di ñaan yàlla mi dara teewul lépp luñ fi waxit mu doon njariñu askan wi Fatoumata maa ngi lay nuyu. Niang Ballo maa ngi lay fay maa ngi nuyu suñu gan Assane Diop Assane dalal ak jàmm di am mbégte bu bari di retrouver suñu auditeurs yi à travers suñu groupe Aura xanaa Niang Ballo ñu bàyyi la rek nga présenté ñu suñu gan gi. Fatoumata damay am mbégte di leen présenté suñu ganu tey ji ndax fa mu dëkk dafa bokk ci sama cosaan mu doon ndaw bu am engagement te bëgg-bëgg gox ba mu dëkk doon yiteem ki ma leen di présenté tey mooy Assane Diop mu ngi am fanweeri at ak ñeent juddu ci atum 1985 ci Tëngéej Assane Diop doon célibataire sans enfant nekk instituteur ca Kolda depuis 2013 ginnaaw bi mu defee formation njàng ak njàngale ca Thiès ci lañ ko affecté foofee Assane Diop l'école primaire am mu ngi ko defee Tëngéej secondaire mi ngi ko defee Joal ak Mbour jaar na lycée Demba Diop fa la amee bagam L1 en 2007 jaar na université Cheikh Anta Diop département anglais du L2 formation am nag def na transport logistique commerce international ba am BTSM en 2014 bokk na tamit membre de la commission sociale des élèves et étudiants EDICOM en 2011-2012 ci 2012 boobee lañ ko tabb ca bopp ba mu doon président de l'amicale des élèves étudiants EDICOM moom nag doon na membre ci cellule communication JPS Assane Diop moom mooy le coordonnateur PASTEF département de Rufisque nekkit membre du bureau collectif Jug Aar Tëngéej bi nga xam ni moom la ñu créé depuis mois de septembre Assane yaakaar naa ni juumuma ci présentation bi lu ma ci juubit nga gàgganti ma leeral ko ñi lay déglu maa ngi lay bàyyi nga nuyu ak ñi lay teewlu Assane. salaamaaleykum waa groupe kaddu patriote maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ñi nga xamante ni ñoom noo ma invité jiital ci Niang Ballo ak soxna Fatoumata Diagne di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi en ligne di kontaan aussi ci invitation bi nga xamante ni invité nañ ma ko. waaw Niang maa ngi wax ni présentation bi loolu la amul dara loo ci juum noonu la demee waaw maa ngi leen nuyu bu baax a baax di xaar ngeen tàmbali jaa ngeen jëf. waaw Assane di la wax ni le plaisir est partagé ndaxte ñu ngi rafetlu ci jot gi ñu jox teewal ñu ci suñu émission bi muy kaddu patriote kooku ñu ngi la ciy jaajëfal. Assane dañuy dugg ci tàmbali baat ak tontu yi laaj yi ñu bëgg rek nga wax ñu ban bilan nga ñuy tiireel ci élection présidentielle 2019 yi nga xam ne moo weesu au sein de ta coordination. waaw grand Niang maa ngi lay nuyuwaat bu baax di rafetlu aussi question bi am na solo. waaw élection yi nga xamante ni nag jóge nañ ci muy élection présidentielle yi bilan bi nga xamante ni mën naa koo joxe ci département Rufisque bi ma bokk nekk na bilan boo xam ni c'est satisfaisant mu nekk travail boo xamante ni mbooleem patriote yi nekk ci département bi yëpp ñoo ko def parce que suñu borom may nañu ci ñu am ci ay voix yu toll ci 30 186 donc par rapport ak élection législative yu 2017 yi nga xam ni bu ñu compter suñu mbooleem voix yi ñu am ci département Rufisque mu ngi tolloon ci 1700 voix donc gis nañ ni am na évolution significative boo xam ni am na ko ci diggante élection législative yi ñuy jóge woon ak élection présidentielle yi parce que ñu ngi jóge ci 1700 voix dal ci 30 186 voix
donc mu nekk bilan boo xam ni mën nañ ni c'est positif waaw loo xamante ni yombul ci ab parti boo xam ni ba mu dooree yàggul waaye aussi ña ngi ko wax bilan wax maanaam effort yi nga xamante ni jot na cee am ndax suñu demee ba atteindre voie yooyu c'est parce que am na benn travail opiniâtre bu ci am boo xamante ni ça a vu le concours de tous les patriotes du département. Avec nos maigres moyens, nos maigres ressources, on est parvenu à atteindre 30 186 voix. Parce que ñëpp xamoon nañ ni suñu campagne bi niñ ci duggee dafa metti woon amuñu moon yenn moyens yi par rapport ak suñu adversaires yi patriote bu ci nekk da doon def li mu mën di ci jàpp rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen nekk diaspora ngeen joué ci benn rôle bu majeur bu ñëpp di rafetlu looloo waral tey mbir mi egsi fii donc di wax ni boobu ba léegi liggéey bi mu ngi continuer arrêté wul li ñu mënoon benn ñoo ngi koy redoubler pour gën a xool suñuy bëgg-bëgg maanaam gën a sàmm suñu évolution bi nga xamante ni ci lañ nekk suñu position nag ci département bi on est à la 3e position derrière la coalition IDI 2019 donc élection législative yi ñoo ngi nekkoon 6e position donc fii on est arrivé position derrière la coalition IDI 2019. Assane ñu lay jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey foofee ci Tëngéej ndax jóge ci 1700 dal ci 30 186 yombul ci Tëngéej ndax ku wax Tëngéej wax politique Tëngéej kenn mënu kaa génne ci histoire politique wu Sénégal Assane fusion bi nga xam ni taxawal nañ ko ci prochaine élection yi nga xam ne moom la ñuy dërmal muy local yi ak législative yi fusion boobu ñu taxawal ak coalition Jotna de Pastef bi nga xam ne taxawal na ko ak yenn parti yeeg mouvement yi nga xam ne bokk na ak ñoom gis-gis ak jëmukaay Assane ñu lay laaj yow ban gis-gis nga gis ci taxawaay boobu noonu ñu taxawal coalition Jotna initiative boobu noonu yow lan moo ciy sa xalaat. waa ñang wax nga dëgg parce que jamono yi passé servir nañ ñu ab formulaire communiqué pour informer ñu par rapport ak coalition Jotna Patriote donc fusion boobu pour am quelques éclaircissements yu ma ci indi maanaam mën nañ ni coalition Sonko président moom lañ jéem a changer tur bi def ko Jotna Patriote donc loolu moo ngi gisaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànkoon coalition Sonko président ñooñu lañ gisaat ci fusion bi nga xamante ni tuddee nañ ko Jotna Patriote donc à part quelques mouvements yu ci xaw a ajouté donc di wax ni rek nekk na fusion boo xamante ni lu dal xel la ndax mouvement yeeg parti yi ci nekkoon jamono 2012 mën naa ni ba léegi ñoom ñoo ci nekkaat ci coalition Sonko président bi ak Jotna Patriote bi ngir jéem a satale wu ci élection locale yi ñëw ndax parti yu ci mel ni ay MRDS ak ay parti bu Cheikh Tidiane Dièye ay RND ainsi de suite nekk na parti yoo xamante ni suñu liggéey ak ñoom rafetlu nañ ko depuis élection législative yu 2017 yi parce que lépp lu ñu daan def ñun ñoo ko defandoo donc ils ont été toujours constants ba pare ànd ak ñun liggéey bi ba tey résultats yi ñu am ñoom contribuer nañ ci bu baax a baax di ñaan yàlla rek nim ñu juboolee woon ñu àndoon ko ci législative yi àndaat ko ci présidentielles yi élection locale yi ñëw ànd bi gën a rafet ba li nga xamante ni ñoo ngi koy mbébét ñu am ko waaw li ma jàngat daal mooy xam naa ni fusion bu baax la bu dal xel la te ñi ci nekk nañ ay responsable ay mouvement ay parti yoo xam ni seen loxo set na daal waaw. jërëjëf Assane Diop ci éclaircissement bi du ñàkk ne suñu auditeurs yi am na ñoo xam ne lu information bu bees lay doon ci ñoom donc di la jaajëfal ci information boobu di ñëwaat rek ci bilan bi ñu doon wax sànq tamit pour wax la ne di ko rappeler waat suñu auditeurs yi que ne ñun tamit suñu section Auvergne-Rhône-Alpes def nañ benn bilan par rapport ak élection yi détaillé nañ ko bu baax a baax ci émission bi mujj
bilan bi tamit biñ ko defee ba pare identifier nañ ay perspectives pour mën a dem un peu plus loin pour mën a commencer liggéey ak population yi ndax ñun ñëpp xam nañ ne li ñu soxal ñun waa PASTEF waa coalition Jotna Patriote laay wax léegi li ñu soxal mooy liggéey ak suñu askan bi léegi xanaa ma ñëw ci suñu question yi léegi thème émission bi tey c'est inondation yi ci Sénégal maanaam mbënd mi ak impact TER bi mu am ci population yi donc sama première question man Assane muy tey situation Rufisque lan la par rapport ak mbënd bi lan mooy situation Rufisque bi et est-ce que am na coppite par rapport ak at yi weesu. waaw soxna Fatoumata maa ngi lay nuyuwaat bu baax di rafetlu aussi sa question bi maanaam sa intervention bi d'abord par rapport ak seen bilan bi ngeen def foofu ca France ak sa question bi ensuite donc seen bilan bi gis naa ni am na solo parce que diaspora moom seen liggéey beneen affaire la waaw yéen bokk ngeen ci ñi nga xamante ni yéen a gën a dooleel parti bi parce que boo leen ci yemoon rek mu neex mais aussi seen loxo dugal ngeen ko à l'intérieur du pays pour xool ban apport ngeen mën a indil ñi nga xamante ni ñoo fi nekk pour que ñu mën a liggéey dans les règles de l'art donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. donc par rapport ak sa question bi jóg ci wàllu mbënd mi maanaam inondation yi fii ci Tëngéej xam naa ni dinaa sawar tontu ci li ma mën a wax ci mbënd mi moom fii nga xamante ni mooy Tëngéej nga xam ni fi laa juddoo fi laa dëkk mooy inondation yi moom fi la dàmbee buñ naan mbënd moom Tëngéej ñoo ci gën a sonn fi mu nekk nii mën naa ni la ville est laide monotone sans aspiration fi mu nekk Tëngéej moom foo laal day metti à cause des inondations et de la construction du TER fi mu ne Tëngéej mën nañ tudde léegi am na ñoo xam ni sax dañuy dem ba di ci mbalak nee nañ léegi Tëngéej ñaari zone la Rufisque nord ak Rufisque ouest maanaam TER bi moo ñëw séparé ko Mur-le-Berlin la ko nit ñi tuddee di wax ni dëkk bi sonn nañ depuis pluie diluvienne yi nga xamante ni am na waaw gaa Tëngéej da daan inondé waaw ci at yi passé mais TER bi mu ñëwee tax na inondation yi gën a jéggi dayo ba tax na nit ñi dañoo sonn fi mu nekk nii quartier yi daanul inondé sax dafay inondé te inondation yi bàyyiwul fenn édifice public yi yëpp dañu inondé muy hôpitaux yi muy mairie yi muy kër yi muy école yi amul fenn foo xam ni inondation yi bàyyi na ko loolu li ko waral mooy travaux catastrophiques yi nga xamante ni TER bi causé na ko looloo waral at bii nii inondation yi gën a jéggi dayoo ci Rufisque waaw pour wax dëgg rek Tëngéej moom sonn nañ lool te regretté nañ bu baax a baax lii nga xamante ni tegal nañ leen ko fi mu jàll xaaj dëkk bi ñaar sonnal mag ñi sonnal ndaw ñi sonnal élèves yi sonnal ñëpp mooy projet TER bi. jërëjëf Assane Diop je crois que ne comprendre nañ situation catastrophique bi nga xam ne instant bi population Rufisque mu ngi koy dund di ko dund ci période bi nga xam ne ci la rentrée scolaire yi xale yi war a jàngi école yi war a tijji xaw ma ndax rentrée boobu d'ailleurs ça s'est effectué comme il fallait est-ce que xale yi dugg nañ ibbi tey jàng tey bi ñu doon wax nit ñi gis nañ tamit à travers médias yi dinañ gis yenn saay nit ñi dëkk ci biir ndox yi ak problème yi mu mën a indi yëpp niveau santé ak yooyu rafetlu wuñ ko dara wax dëgg yàlla problème bu rëy rëy ñu bëgg a xam quand même léegi yan mesure la ñuy jël par rapport ak situation bu metti boo nga xam ne population yi moom la ñuy dund est-ce que état bi laay wax en général mairie bi yan mesure lañ jël pour lijjanti solutionner problème yooyu. waa soxna Fatoumata vous savez que pour un développement d'une ville sax laay wax foofu responsabilité bi day partagé entre état ak élus locaux yi
ak population bi surtout donc élus locaux yi surtout parce que population moom da nga leen di jàppale rek ñu dem ubbi tey jàng tey bi ñuy wax loolu ci slogan la yam loolu c'est depuis belle lurette même pour man ay tappale la parce que suñu xoolee ci seen politique la bokk ñoom ay slogan rek la ñuy joxe non seulement l'ouverture des classes n'est pas effective au niveau de la capitale mais également au niveau des zones rurales parce que foofu aussi am na ñoo xamante ni talaguñu ay ouverture des classes parce que lu ñu dundee bu ñu gën a tal donc le mal est profond fii nag au niveau de Rufisque bi tey jàngi tey ku la wax ni dafa effective day wax lu ko neex parce que les images parlaient d'elles-mêmes écoles yi mënuñu inondé d'une manière outre ñuy wax bi tey jàng dañu ne région de Dakar lu 106 écoles dañu inondé donc foofu je pense que di vulgariser ubbi tey jàng tey yàpp sénégalais yi ku ci mel ni Rufisque am na ay écoles yu bëri yoo xamante ni surtout yu trouvé à l'ouest bu ci mel ni man école bi nga xamante ni fa laa defee CP bokk naa ci ñi nga xamante ni man ak sama waa cellule ak ay bonne volonté jàpp ci pour génn ndox mi nekkoon foofu parce que ñoom dañu lancer seen plan Orsec mu retard lool biir Tëngéej te buñ ñaan plan Orsec je pense que buñ ñee ouverture des classes yow confirmer nga date bi yi nga war a njëkk a def mooy jéem a song école yi pour génne ndox mi mais il a fallu que des jeunes yoo xamante ni ñoo ne ci quartier yi boole seen doole commencé dugg ci école yi di désherber di génne ndox mi ñoom ci lañ profité aussi gaaw pour jéem a xool naka la ñuy gaaw génne ndox moomu parce que nous la jeunesse rufisquoise on avait alerté woon nañ état alerté suñu élus locaux yi loolu c'est à l'occasion bi ñuy teg suñu collectif jug aar Tëngéej muy collectif boo xamante ni dafa jugoon pour régler les mesures d'urgence au niveau de Rufisque du mën a régler sax mais pour mettre la pression sur l'autorité étatique à ce que mu ñëw régler problème mu Rufisque yi loolu yëpp par rapport à l'ouverture des classes yi nga xamante ni mu ngi doon approché wu lu ci mel ni passerelle yi ñu waroon teg ci terre bi ak yenn écoles yi nga xamante ni inondé na ñu jóg ci mais mën naa wax ni dañ ñu doon tànqamlu biñ commencé nag ba commencé la pression ci lañ leen gis ñuy commencé dugg ci école yi pour jéem a xool nan la ñuy génnee ndox mi en collaboration avec les sapeurs pompiers donc metti woon na trop au niveau de Rufisque parce que fu ndox am xale mënu faa dugg te aussi bu ñu xoolee Tëngéej école yu ci bëri ci ville bi lañ concentré wu et que pour élèves yi aussi rejoindre ville bi foog ñu jéem a traverser terre bi donc te dañu seen ni les passerelles étaient insuffisantes donc loolu moo waraloon boo xoolee combat jóg aar Tëngéej bi ngeen doon dégg ci réseaux sociaux yi mbir mi nag li ci gën a metti soxna Fatoumata mooy Tëngéej bi mu tawee jouru Tamxarit empêché kër yu bëri ménage yu bëri ñu taal seen cin am na ñoo xamante ni jotuñu sax teg cere tamit parce que dañu inondé woon jusqu'au cou donc ku ci mel ni directeur wu taxaw biir Tëngéej wax ni inondation amu fi nañu bàyyi ne terre bi moo ko causé donc ci loolu aussi ministre Omar Gueye wax ni Tëngéej inondation amu fi réseaux sociaux yi dañuy amplifier di wax lu leen neex li ci metti mooy suñu benn élu locaux bi nekk nord aussi ñëw wax la même chose mu mel ni ñoom ñëpp ñoo bokk benn outil de langage mu nekk mbir moo xamante ni metti nañu trop mais tey ji histoire jox nañu raison parce que boobu ba léegi ñoo ngi ci école yi di génne ndox yi kon ñoom mënuñoo toog ne inondation amul Tëngéej ba pare tey ji ñu ngi commencé dugg ci école yi pour génne ndox mi pour élèves yi mën a jàngi di wax ni rek inondation existe bel et bien à Rufisque et que élus locaux yi dañu seetaan élus locaux yi defuñu seen liggéey. jërëjëf Assane Diop inondation bi effectivement am na bel et bien au Sénégal parce que li neex tey mooy que ne même quand les gens même su dee nit ñi nga xam ne dañu war a liggéey ñu ngi leen di xaar ci liggéey defuñu ko
si ginnaaw dina am toujours population yi ñi nga xam ne dañuy jug def ay vidéo partager ko ci réseau yi donc tey moom kenn mënuñu nëbbati dëgg bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen féliciter yéen waa collectif jug Aar Tëngéej léegi sama question bi may ñëw damay ñëw wax ci mbirum TER bi parce que wax nga ma sànq que ne TER bi problème bu rëy la ci inondation bi ren léegi ma lay laaj déjà projet TER suñ koy def normalement war nañu ko étudier bu baax étudier gox yi muy jaar yépp est-ce que dina gàllankoor dëkkinu population yi est-ce que dina gàllankoor seeni koom est-ce que dina gàllankoor seeni dugg ak génn maanaam plan de circulation may laajte léegi est-ce que Tëngéej bi ñuy def projet bi est-ce que saytu nañu point yooyu yëpp xool nañ seen dugg ak seen génn mbaa dina suñu mettre en place TER bi mbaa dina mën a nekk facilement est-ce que duñu gàllankoor tamit seeni koom yooyu yëpp yi nga xam ne daf leen di permettre ngeen di dund est-ce que yooyu yëpp projet bi jël na ko en compte. waa soxna Fatoumata man je pense que ni ñi nga xamante ni ñoo envisager TER bi su fekkoon consulter nañ magistrats municipaux yi en l'occurrence les maires gox bu ne fi nga xamante ni fa la TER bi di jaar bu doon pour ñu étudiandoo ensemble projet TER bi je pense que bu doon loolu am na TER bi du daw Sénégal projet bi du fi dugg donc ñun li ñu gis mooy exclusion totale maanaam dañu nekk ñoo xamante ni dañuy ñëw rek imposer leen parce que boobu ba léegi maquette TER bi ñun de gisuñu ko xaw ma keneen koo ko gis ndax boo xoolee am na ay projets yu bëri yu nekk fii yu prédécesseurs yu Macky Sall yi doon fi def Sénégal yëpp dañuy gis maquette bi gis fu muy jaar gis leneen ak leneen mais TER bi man de gisuma maquette bi man Assane Diop ak ñi nga xamante ni ñoo nekk di mener combat bi parce que li mu causé dafa bari de nekk na projet boo xamante ni c'est improductif loolu ñun Sénégal kenn bëggu ko woon 57 kilomètres nga yàq ci ay milliards yoo xamante ni waroon na mën a construire ay usines créer valeur ajoutée ba pare créer emploi tel que le stipule le keynésien John Maynard Keynes mais malheureusement nos gouvernants s'engouffrent dans des projets improductifs beneen bi mooy TER bi en amont ba muy commencé ba fi mu toll nii ay jafe-jafe rek kese la ñu indil ca ba muy door muy poussière bi nga xamante ni fi mu ne Rufisquois yi ñu ci bëri dañu mujjee am ay maladies pulmonaires beneen bi mooy déguerpissement yi xam nga causer une fragilisation des liens sociaux ba pare des conflits sociaux indi ko ci famille yi à cause des dédommagements partiels parce que am na ñoo xamante ni ba léegi dañuy daw ci ginnaaw ñi war a dédommager beneen bi mooy bi ñuy commencé démarrer TER bi y avait absence de signalisation totale ou même insuffisante parce que nit ñi day ñëw bay jaar fii indiens yi dévier leen naan leen jaar leen nii def leen nii maanaam ay affaires yu bidon lañ doon gis manque de respect total envers la population ñun loolu lañ doon gis di wax ni ñun gëmuñu ne ni consulter nañ suñu élus locaux yi avant projet TER di jaar ci gox-goxaat yi parce que soo gisee ma wax loolu ma am ni ñun amuñu ci yaakaar parce que am na ci ay élus locaux yoo xamante ni ñoom ba fi may wax ak yow ñu ci bëri ñun dañ daan dem à leur rencontre bi mbir mi taxat naasee am na ñoo xamante ni fekkee neen suñu rencontre ñu doon def au niveau du TER foofu tunnel bi am tunnel de la mort am na ñu ci mel ni ay élus locaux yi nekk APR ñenn bañ a nekk APR ñëw fa di ñu wax ni yéen li ngeen ci xam sax ñun xamuñu ko bu ñu leen posé yenn questions yi dañuy wax ni ñoom xamuñu ci dara kon cela veut dire que amul woon implication totale parce que bu ñu demee ba ni ci projet initial bi on devait pouvoir installer chaque 500 mètres une passerelle loolu amul ba fi may waxe yow nii benn passerelle moo am ci côté nord mooy bi dendek gaar bi ñu defal ñu ab tunnel fi nga xamante ni fa la ñu nekk ci yoonu tëj ko juuti ba mooy fi nga xamante ni moo inondé woon noonu ba réseaux sociaux yi wane ko jàppal ni fa la oto yi di jaar fa la nit ñi di jaar fa la charrette yi di jaar motocycle yi ak personne en situation handicap ñëpp fa la ñu bokk di jaar te loolu rafetul
te foofu lañ jël gën koo banaliser yow foofu bu inondation amul sax da ngay gis circulation morte bu am foofu embouteillage mort donc loolu nekk na loo xamante ni lu metti la te bépp autorité bu nekk Tëngéej da nga war a génn wax ci mais malheureusement ñoom ñëpp ils sont restés kon pour sauvegarder leur station mu nekk lu ñu metti trop. Laneen li nga xamante ni terre bi causé na ko aussi mooy canalisation yi majorité à ciel ouvert terre bi dafa baare yu bari parce que Tëngéej mu ngi am 13 canaux d'évacuation des eaux pluviales long de 14 kilomètres boo leen boolee mais yu ci bëri travaux terre bi dafa ñëw maanaam rétrécir ko nga xam ni ndox mi bu ñëwee fu mu daanul jaar daf koy dévier mu jaar fa comme quartier bu ci mel ni Gendal dans l'histoire de Rufisque Gendal masul inondé te tey jii dafa inondé à cause du terre. Beneen bi mooy la fermeture du canal de l'Ouest benn maire ñu koy oowee Oumar Mané moom moo ñëw construire fa ay cantines boo leen xoolee clinique Radda côté boobu dañ fa construire ay cantines bi ñu fa fay construire ñun si suñ bopp dem nañ di alerter wax ni lii nii du yoon te lii dina causer ay dégâts mais ils ont fait la sourde oreille tey jii gis nañ conséquences yi looloo waral moom ci boppam bi ministre Omar Gueye ak Mountaga Sy ñëwee wax la même chose moom mu ñëw gën a confirmer ñoom li ñu wax parce que xam na ni loolu moom moo ko causé waaw metti na quoi franchement parler Tëngéej li ñuy jànkonteel ci terre bi dafa metti mais malheureusement gisuñu ku ñu yuuxul gisuñu ku ñu jooyal loolu moo gën a metti moo tax Rufisquois yi parfois nit ñi dañ naan lu leen dal ñoom la ndax buñ demee ba votel le régime à 54% te tey ji faalewuñ leen loolu war na leen a yee lu baax a baax. Par rapport ak koom bi soxna Fatoumata yaakaar naan loolu moom terre bi daf ko rey parce que Tëngéej fi nga xamante ni fa seen koom di suqaliko mooy ville bi mooy le marché bi nga xamante ni moo nekk Rufisque te marché bi majoritairement ña fa nekk di jaay personne troisième âge la maanaam suñu yaay yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy jug fajar dem zone des Niayes indi ay légumes ak yooyu di jaay te kër yu bëri bu fa cin tàkkee ñooñu ñoo ko fa taal fi may wax ak yow nii ñu ci bari benn pourcentage bu important bu crucial arrêté nañ seen jaay parce que mënatuñu di traverser terre bi di dem mënatuñ ko bu fekkee waxuma la dara mais le coût du transport est exorbitant fi may wax ak yow nii tey jii boo doon dem Tëngéej maanaam dugg Rufisque Nord pour dem ville mën naa ni 200 francs nga doon paas nga dem mais léegi tu es obligé nga jël taxi mu wër génn duggee HLM wala boo jëlee taxi mu ngi duggee Colobane Guy Mouride même bu fekkee Rufisque Nord nga jëm te boo fayul 2000 francs doo dem loolu maire yi mënuñu ko ñu ci bëri fi mu ne dañu abandonné seen liggéey au niveau du marché donc loolu mën naa ni luy rey koom la parce que mënuñoo traverser terre bi ñun il nous est arrivé un jour ñuy traverser terre bi benn maire daanu fa ñun ñoo ko jàpp jéggil ko pour mu mën a dem këram am na taximan boo xamante ni ci tunnel bi embouteillage moo fa am mu waroon dem hôpital ci tunnel bi foofu femme bi mu yeb fa la accouché mu nekk loolu yëpp c'est des problèmes yoo xamante ni terre bi moom moo ko causé et puis jëluñu en compte la situation des personnes en situation d'handicap maanaam ñi nga xamante ni ay waay laago lañ parce que benn passerelle rek moo am côté gare ba ñeneen ñi war a jaar ci passerelle bi day metti ñenn ñi war a dem jaar ci tunnel bi dafay metti loolu yëpp manque de respect à la population rufisquoise la te ba léegi ñun fi ñu tegoon suñ tànk tegguñu ko fa nee nañ leen passerelle yi nga xamante ni moo newoon ci projet initial bi nañ ko teg pour bu ñu bëggee retrouver suñu mobilité urbaine. gis nga Fatoumata Assane li mu wax nii dëgg la parce que man li ma ciy dolli moom mooy gis nga loolu dafa doon cuune nguur gi dañoo wane seen cuune foofu ndax tey jii nii booy tabax lu toll ni terre yow war nga mën a def xotti ay yoon yoo xam ne tey jii nii population bi mën nañ ko utiliser pour mën a dem du leen xañ seen dem ak seen dikk loolu war nga ko mën a def canal yi nga xam ne tey jii nii dañ fa jël tabax ko tëj ko te canal yooyu noonu doon récupérer ndoxu taw bi loolu moom moo tax tey jii nii Tëngéej inondé ba nga xam ne jaaxal na dëkkuwaay bi te ni ko Assane waxee lu toll ni tey jii nii tam xarit
nit ñi mënuñu taal seen cere suñu mbokku séeréer yi comme ay ñoom Jomaay Fay xam nga ni mer nañ ci ndax ñoom ku wax cere rek di nga wokku séeréer donc loolu noonu moom doon na loo xam ne daal Tëngéej naqari nañu ñun ñi nga xam ne suñu cosaan bokk na Tëngéej bokk na ci donc Assane gis nga mbirum TER bi rek doy na débat buñ ci toppee du wax moom émission bi duñ ko tëj te fu mu toll nii waxtu bi dañoo dat ndax li ñu dese ci ay simili yi ñu mayoon bareetul ma lay laaj Assane tey jii nii quels sont vos projets à venir au sein de la ville comme coordinateur de PASTEF boo déggee nag ma ne le projet à venir xam naa ni doo éli locaux loolu moom dëgg la ak kenn subventionné la mais comme que dañ ne PASTEF ku wax PASTEF da ngay wax don de soi tey jii nii yéen yan projet ngeen teg pour Tëngéej yéen doomi Tëngéej. waaw grand ñang wax nga dëgg TER bi moom buñ ci wax duñ ci jógee fii la ñuy fanaan waaw parce que nekk na lu jégg dayoo donc effectivement ñun nag coordination départementale bu PASTEF par rapport aux maux qui gangrènent notre département toujours duñu jóg di ci wax toujours duñu jóg di ci xalaat li nga xamante ni moom la ñu yàlla baaxee mooy ñëw ak suñu doole ñu koy organiser di ci jàppale population bi donc ci loolu ci lañ ko drainer sous forme de programme boo xamante ni annuel la saa ñu comment dirais-je opportunité bi amee rek ñu daal di ko def bokk kook population bi te yàgg nañ ko di def te moom lañ fas yéene di vulgariser à savoir di organiser ay journée de consultation gratuite en ophtalmologie parce que yàgg nañ ko mës nañ ko def ànd kook waa diaspora yu nekk foofu ba fi may wax ak yow nii rek le 23 octobre fële ca Bambilor aussi am nañ fa benn journée boo xamante ni ñoo ngi koy def consultation gratuite ak don de médicaments aussi ñu ngi vulgariser suñuy projet d'assainissement yi au niveau des quartiers et des sections parce que commune bu ci nekk yaa ngi koy jéem a def foofu sa gox-goxaat donc nekk en phase ak li département bi digle donc par rapport à ça mbënd bi moom ñu ngi ci doon nekk di jàppale ñenn ñi par exemple quartier bu ci mel ni Minam Dangu Minam ñooñ nga xamante ni dañu inondé woon bu baax a baax parce que canal bi dafa débordé woon seen kër yi jotoon nañ fa dem en collaboration ak PASTEF massification jàppale leen si ay détergents ay javel ak ay collection d'habits quoi donc mu nekk yëpp ay projets yu bëri yoo xamante ni mu ngi si suñ programme te nous comptons les vulgariser ci at bi daal. baneen bi mooy xam nga sa programme moom tëralee parfois ak la marche du temps am na événement yoo xamante ni aussi su ñëwee daf lay permettre nga jëm ko cee boole comme fi mu nekk nii ak yëngu-yëngu politique yi am nga xam ni li ñuy nas yëpp ñoo ngi koy jéem a jëmale si suñu leader te ku ne suñu leader wax Pastef donc loolu mën naa xaw a tuuti arrêté suñu liggéey bi nga xam ñu ngi koy def ba tax na ci loolu programme de sensibilisation dina bokk si suñ projet yi maanaam wàcc ci terrain bi di gën a wax ak population bi à travers des débats pour wax leen li nga xamante ni mooy projet Pastef ba pare wax leen tamit ñu rester focus ci idéologie gën a redoubler d'effort ci politique bu Pastef ba pare aussi gën a jàppale suñu leader par rapport ak problème yi nga xamante ni nguur gi moo ngi koy nas di ko waaj a jëmale ci jëmmam ji loolu aussi nekk na loo xamante ni lu ñuy dab la te dañ koy mettre en œuvre ci suñu projet. ñang toujours dans le cadre de notre projet départemental je pense que quintessence bi rek laa nekk di la wax pour jéem a tënk pour jéem a résumer mais li ci gën a am solo aussi nekk na la formation des militants parce que ñoo ngi koy waajal pour def ko loo xamante ni day nekk en relation ak élection locale yi ñëw def ci ay formation vulgariser ko aussi démultiplier ko au niveau des sections pour que militants yi ñëpp am benn même niveau de formation bi parce que loolu nekk na lu jiitu ci parti politique loolu yëpp c'est des programmes à venir incha allah. Assane ñu la koy nangul ndax li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi donc nangul nañ la résumé boobu nga ñu résumé et puis ñu lay jaajëfal tamit ci liggéey bu rafet boobu ngeen nekk di leen laaj tey jii nii yan ndimbal ngeen xaar ban aide ngeen soxla tey jii nii ci pour réaliser
seen projet boo déggee ma laaj la laaj boobu noonu mooy dañ fi gis lu mel ni comme Géejawaay seeni doomi réew te ñu nekk tey jii ci biti réew dañoo taxawal Géejawaay diaspora ñu gis ko tamit ci Pikine diaspora gis ko tamit ci yeneen localité ñu lay laaj ndax tey jii yéen am ngeen kuréel boobu noonu taxaw ngeen ko comme Tëngéej diaspora ndax ñooñu noonu tey jii ñu ngi bokk ci liggéeyu seen gox ndax dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax ndax képp ku wax patriote rek da ngay njëkke ci don de soi ndax defar sa gox dafa tàmbalee bay tàmbale ci say oom. Effectivement ñang wax nga dëgg parce que boo xoolee à l'entame de mes propos maa ngi koy wax maa ngi naan ñu ngi rafetlu liggéeyu diaspora au niveau national parce que luy njàkk rek ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi bu yemee fii tey ñoom def nañ ci benn contribution bu cruciale waaw Tëngéej nag diaspora yàgg na cee jàpp depuis bi ñuy door donc lépp loo xam ni mën nañ ko ñoom ñu ngi koy def donc fi mu nekk nii dañu nekk ci cadre gën a massifier gën a élargir Rufisque diaspora existé na mais fi may wax ak yow nii ñoo ngi koy bëgg a élargir di ci wax bépp koo xamante ni mu ngi ci diaspora bi mën ñu defar recensement boobu ba ñu xam patriotes yi nga xamante ni ñoo dëkk Rufisque nekk diaspora bi comme ku ci mel ni yow je pense que dinañ ci gën a waxtaan après incha allah parce que am na ay problèmes yu bëri yoo xamante ni bëgg nañ koo régler parfois c'est les moyens qui font défaut mais yàlla baax na jàpp naa ni ak li nga xamante ni ñoo ngi koy wàcc suñuy problème dina faju daal parce que am na ay mbir yu bëri yoo xamante ni war nañ cee setalewu par exemple lu ci mel ni ab siège ñoo ngi ci di ko lijjanti certes que les coûts sont exorbitants mais ñu ngi jéem a xool ban format la ñuy teg pour jéem a di ko fay ba kenn du gaañu daal te loolu Pastef moo ngi ciy compter ci bépp membre boo xamante ni moo ngi fi nekk bi Tëngéej ak ceux de la diaspora donc kuréel boobu am na mais dañ ko gën a bëgg a vulgariser gën koo revigorer à ce que mu gën a efficace efficient te incha allah dinañ ci gën a dox gën koo yaatal gën a def élargissement bi daal incha allah. parce que bu njëkk dañ daan sonn jamonoy élection présidentielle yi parce que fépp fu ñu ko bëggoon maanaam siège gars yi dañu daan xeex daal buñ demee ba xam ni Pastef la rek buñ ne leen fii leen bëgg pour siège dañuy bañ dañuy reculer ba tax na benn QG lañ amoon benn patriote moo ñu ko joxoon ci élection yi mu nekkoon foo xam dafa ruxee biir Rufisque Nord la nekkoon dañ doon éprouver ay difficultés yu bëri pour di fa daje donc cette fois-ci nag am na boo xamante ni jot nañ ko localiser donc ci démarche yi la ñu nekk di ñaan yàlla mu sotti daal. Assane di la wax ni li ñu jagle woon ci waxtu jeex na daanaka grand Abdou Sonko nag mu ngi may xot ci suuf ne ma temps bi jeex na ñu lay laaj rek laaj bu mujj bi nga tontu ci tontu bu gaaw nan nga envisager sa carrière politique sa avenir politique nan nga ko envisager donc mu doon rek benn réponse bu gaaw. waa ñang wax nga dëgg temps bi xoj nañu bon man nag sama carrière politique nekk na loo xam ni mën naa ni peut-être que c'était inné à ma personne lu nekkoon ci man la parce que depuis bi may ndaw ba léegi maa ngi yëngu ci wàllu structure estudiantine yi associative yi donc nekk ci ba tey yàlla dugal ma ci politique may santaat bi ma booleeg jëmm ju mel ni Ousmane Sonko maanaam parti bu mel ni Pastef te man maa toog vu différents partis yi nga xamante ni ñu ngi fi ma xool leen ñoom ñëpp te seen idéologie benn doy ma ci woon donc ma dugg Pastef ba dara dul dara depuis 2015 bien avant même ñuy rajo Ousmane Sonko amoon ci moom yaakaar moo tax ma dugg ci te ba léegi di continuer di am ci moom yaakaar te ñaan yàlla yaakaar boobu bañ a tas donc sama carrière politique nag man ndaw laa di ñaan yàlla rek mu sàmmal ma ko sàmmal ko keneen ak keneen koo xamante ni yaa ngi Pastef ba li nga xamante ni ñoo ngi koy mbébét jël réew mi teg ko ci raay bi yoraat suñu comment dirais suñu communauté yi c'est-à-dire suñu communes yi ci yor bu rafet parce que kii di état wax ay communes et que développement d'un état passe par les villes di ñaan yàlla mu dénk ñu villes yi nga xamante ni ñoo nekk Tëngéej ñu bàyyi ci suñu waar incha allah waaw loolu daal laa amoon lu ma ciy wax di rafetlu aussi invitation bi di leen nuyuwaat bu baax a baax di kontaan bu baax ci yéen
macha allah seen émission bi am na solo trop trop jaa ngeen jëf. Assane jaajëf ci jot bi nga ñu jox teewal ñu suñu émission bi ñu lay bàyyi nga jox ñu sa mot de la fin bi nga xam ne bëggoon nga ko partager ak patriotes yi ñu ngi lay déglu Assane. waaw monsieur Niang ak soxna Fatoumata yéen aussi maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci invitation bi waaw man nag sama dernier mot bi nga xamante ni maa ngi koy lancer patriotes yi du Sénégal en général et de ceux de Rufisque en particulier mooy moment bi ñu toll nañu gën a defaraat taxawaay gën a remobiliser waat comme ni ko suñu président Ousmane Sonko waxee comme ni ñu ko koppil serviré parce que l'heure est grave et que fi mu nekk esprit yëpp ñu ngi focaliser wu ci Pastef te am na loo xamante ni daf nu war mooy fépp suñu liggéey teg tànkam muy fu baax ñu teg fa suñu tànk ba jamono ji woo nañu ci mobilisation taxaw xaar donc ñëpp yaakaar naa ni dégg nañ loolu di wax ni na nit ñi xaw a tey tuuti di bañ a dugg ci yenn débat yi comme yi nga xamante ni moo fi jot a am di jël ay position par rapport ak ay rencontre yoo xam ni am na li ñu war mooy ñu jéem a tey di déglu ligne droite bi nga xamante ni moom la parti bi tëral te sama xel dal na ci ñoom bu baax a baax donte wax paaka aussi lu mu ñëw des koy daas di wax ni rek nous sommes prêts toujours à soutenir notre leader à soutenir le parti Pastef incha allah jaa ngeen jëf. Sœur Fatoumata ñu bàyyi la nga tàggatoo ñi ñu doon teewlu page bi donc ñu lay bàyyi rek Sœur Fatoumata nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo ñu doon teewloo ci suñu émission bi di kaddu patriote. waaw Niang Ballo maa ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal Assane Diop ci li mu nangu suñu invitation bi di ko jaajëfal tamit ci description bi mu ñu defal ci situation bi fi mu ne nii à Tëngéej dégg nañ mu wax ñu problème mu santé yi fa am suite aux inondations mbënd bi dégg nañ fa problème circulation pour personnes en situation de handicap yi ak pour képp ku yeewoo Tëngéej tamit problème de circulation yoo xam ne tamit dina indi problème mu koom bi day wàññeeku donc di loolu loo xam ne dina appauvrir population yi dégg nañ tamit ci intervention am ay mots yoo xam ne ils sont lourds de sens dégg nañ fa mur de Berlin dégg nañ fa tunnel de la mort muy doon autant d'appellations yi nga xam ne appellations yoo xam ne dañ ko donné par population Tëngéej yi nga xam ne ça montre vision bi ñu am ci impact TER bi tout court ci seen dundin donc ci lëndëm boobu yëpp tamit gis nañ ci ay leer yooyu muy par exemple collectif Jug Aar Tëngéej muy tamit section Pastef bi autant de jeunes yi nga xam ne ñu ngi liggéey ñu ngi bay seen waar pour dimbali population bi dafa jot nag waaw jot na situation bi changé population génn ci misère bi et loolu yëpp ça se fera avec nous tous incha allah donc maa ngi leen di jaajëfal suñu auditeurs yi ñuy déglu à travers suñu groupe WhatsApp Aura di la bàyyi nga tàggatoo yow tamit Niang Ballo ak ñoom.